Bravo pour la traduction, machallah. Dégoum italien, ouais, défendez un message bidialna. Machallah. Donc, si vous avez des questions, vous avez des questions, nous tontons ici, sinon nous n'y en a d'intérêt. Inch'Allah. Pour une question, rek. Vous avez un petit thème, wala ci sëñ bi ndax ñu laalaale tuuti ci sëriñ bi jotaay murid moom waaw mën da ñàkk am question rek laaj ma gënal nag laaj moo ma gënal bu laaj amul tamit ñu am lu ñu barkeeloo waaw jëwri na ngoog moom nag Njaay la sant. bismillah barke borom Tuuba sëriñ Gilaay kon ñun ginnaaw dañuy yëngu ci xasida yi ba nga xam ne ku ñu gisit loolu nga ñuy màndargale te ñu bari dañuy wax ni ku jébbulu mucc nga da nga dem àjjana wala bokk sëriñ Tuubaa nangu sag njébbal da nga dem àjjana kon nag njébbal gu nangu la ñuy laaj màndarga yi nit ki war a am ba nit ñi mën a yaakaar ni ak njébbalam sëriñ bi nangu na ko ndax bari na sama classe gi ñoo xam ni dañuy jébbalu rekk bu ñu xëyee jàng genn xasida yaakaar ni doy na ba tax ñuy am fu ñuy féetale seen bopp te walla boog ñuy wane ni tollu naa barab sàngam dalum xel lool kon daal li ma bëgg a laaj dëgg mooy murit bu ñu yaakaar ni sëriñ bi nangu na ak njébbalam yan melokaan la war a mel jërëjëf. incha allah laaj bi am na solo sëñ bi nee nañ nga traduire sa laaj bi ci italien wala sëñ yàlla una domanda di Serin Sam Job che gestisce il Curel dei Chassaid di Brescia, che è una figura molto importante. Facevo una domanda speciale al professore perché nella Muridia bisogna diciamo confessarsi e dare proprio tutte le sue speranze per la vita dopo l'aldilà, per dire, appoggiandoci sul Serin Tuba o la persona che li rappresenta. E quindi lui stava chiedendo, allora, perché se ti appoggi, tu pensi che sei salvo. E quindi lui stava chiedendo quali sono i segni che dimostrano che una persona che sia confessato, quali sono i segni che dicono che questa persona è sulla buona direzione o no. E quindi penso che l'ha detto in Wolof, l'ha capito l'imam, lo lascio rispondere. Salaamaaleykum kon mbokk yi ñu ngi jégalu xam naa sax kay targ yi ñu defaroon jëmoon si ñi ñu doon rendre hommage muy sëñ Babacar Mbow ak sëñ Nango Seck ak sëñ Muntaxa Ngom nag yàlla dogal na fameem nekkuñu fi ndax ni ma ko waxee woon soxna si dafa yor juróomi doom ñaar ñi boroom kër bi mu njëkk am sénégalais la mu tàqalikook moom Muntaxa Ngom takk ko am ak moom ñetti doom yàlla dogal mu faatu ñetti at si ginnaaw te soxna si di jullit te juróomi doomam yooyu yépp seen baay sénégalais la te seen yaay di jullit
man nga lay loolu lay laaj ba xam li si waral islaam bu ñu yeggee si nga war a tontu léegi nag sëñ Mokhtar Mbow bisimilah sëñ Moulay Daabo mi fi teewal famille Serigne Babacar Mbow bu fekkee ne jege na fi mu ñëw bu fekkee newu fi tam te soxna Binta Fall mu ñëw mën a jël bisimilah Ali ci Fatima bisimilah. Serigne Nango Seck poi mi qua waaw bisimilah quoi Nango Seck poi fai la lettura. Un fedele murid, sempre impegnato nel servizio a Serintuba, uomo generoso e sempre disponibile, Nango Seck si è distinto per il suo spirito di servizio e l'aiuto verso il prossimo. La comunità lo ricorda per la sua umanità, il sorriso sincero e la dedizione verso chi aveva bisogno. Per Nango, sua moglie è tornata a casa. Serigne Mokhtar Mbow fa parte quasi della famiglia di Nango per giochi e lui ha ricevuto questo. Bismillah. È una grande emozione, non so da che parte iniziare. Veramente questo è un onore per tutta la comunità senegalese, un onore per tutta la famiglia del defunto Nango. Le parole che hanno cercato di mettere su questa targhetta veramente corrispondono veramente alla vita che ha svolto Serigne Nango. Veramente sono molto emozionato davanti a questo trofeo grande. Grazie. Bismillah soxna Binta waaw bismillah jërëjëf sëñ Mokhtar kurus daa am ko kurusam réer ku fi am far kurus rek am na ku kurusam réer sëñ Mor Seck mi la bismillah sëñ Babacar Mbow bismillah sempre Veninor bismillah Bismillahirrahmanirrahim. A Serigne Babacar Mbow, figura di riferimento, esempio di integrazione, fede e saggezza. Serigne Babacar Mbow è stato un simbolo dell'immigrazione consapevole e del matrimonio vissuto come armonia tra culture. La sua vita rappresenta un ponte tra le radici africane e la realtà europea, con un forte attaccamento ai valori morali e religiosi. Ringraziamo Daira Ansar per il suo riconoscimento per il lavoro grande e l'opera che ha fatto Serigne Babacar Mbow. Adesso nostro fratello Muntaqa Ngom, la sorella Alice Fatima, che è la moglie di Muntaqa, si chiama Giovanna, che ha delegato Sokhna Fatima per prendere questa targa per lei, inshallah. Bismillah. Un giovane musulmano pieno di vita, con un profondo senso della famiglia e della responsabilità, scomparso prematuramente a Roma 3 anni fa, ha lasciato 5 figli che oggi custodiscono il suo ricordo. Durante il Magal, la Daira desidera abbracciare simbolicamente la sua famiglia e ricordare l'importanza di sostenere i nostri giovani. Inshallah. Adesso daremo parole a Serigne Gallai che magari facciamo 10-15 minuti per fare la chiusura, inshallah, per le domande e risposte. Bismillah. Bismillah. kon mbokk yi ñu ñëw ci laaj bi muy laaj bu am solo nag xam naa ki ko laaj tamit xam na li tax mu laaj ko ndax lu ñuy dund la. La question elle est pertinente
car elle vient d'une personne qui connaît le mouridisme et qui connaît la diaspora mouride. On a un phénomène dans le mouridisme. Tu vois un mouride qui s'est habitué avec une qasida et à un moment donné, il pense qu'il est devenu Cheikh ou Tarqiya. Je ne parle même pas de Cheikh ou Tarbiya. Dans sa tête, il pense qu'il a atteint un degré très élevé spirituellement. Tout cela, ça peut ne pas être grave, ni être quelque chose qui est nuisible. Mais à partir du moment que tu veux imposer ton état spirituel aux autres, c'est là où ça pose problème. Et donc, le mouride doit être humble. Le mouride doit être modeste. Quel que soit ton rang spirituel. Pourquoi Serigne Touba, nous pensons qu'il est au-dessus de tous les saints? Parce qu'il est entré par la porte de l'humilité, Khadim Rasoul. La porte de la modestie. Au moment où les cheikhs ou les chouyours se sont donné des titres glorifiques, lui s'est donné le titre le plus bas, le plus humble, le plus modeste, être le serviteur. Il n'a pas choisi Tajuddin, la couronne de la religion. Il n'a pas choisi Sultanul Arifin, le prince. Il n'a pas choisi Akbar, le plus grand cheikh. Mais il a choisi Khadim Rasoul. Je veux rester un serviteur. Et c'est cela qui lui a donné le titre le plus élevé. Mulkul Ali al-Baqi al-Qadim ja'alani asna khadim liman lahu mulkun yadum wa sanani fi khidami. Parce qu'il est rentré par la porte de la modestie, il est devenu le plus sublime et le plus élevé parmi les serviteurs. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Celui qui est humble que pour Dieu, Dieu l'élèvera au-dessus de tout le monde. C'est ce qui s'est passé avec Serigne Touba. Et tout de Serigne Touba, il l'a fait dans le silence. D'ailleurs, dans ce livre, je ne suis pas en train de faire une pub, j'ai retracé quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, je ne le savais pas. Je l'ai découvert. Vous avez tous entendu des mots ou des lettres lorsque vous lisez les qasidas. Vous avez entendu le mot kah, n'est-ce pas? Vous avez entendu le mot laj. Vous avez entendu le mot dama'ir. Ashkuruhu wa qada lil abdala kama kafani al harba wal jidala. Il dit, en délaissant certaines choses dans le silence. 33 choses, ça c'est l'ej. L'âme c'est 30 et jim c'est 3. Ça fait 33. Kah, le ka c'est 20 et le ha c'est 8. Ça fait 28.
il a autre chose que l'on appelle ad-dama'ir. C'est quoi? Ce sont les dissimulés. Le cheikh, il a abandonné des choses licites lorsqu'il était dans son lieu d'exil au Gabon. Il a délaissé des choses qui sont licites. Dans le jeûne, lorsque vous jeûnez, vous abandonnez quoi? Vous délaissez quoi? Des choses haram ou des choses licites? Hein? Les choses haram sont toujours interdites, n'est-ce pas? Sont toujours interdites. Même si on ne jeûne pas. Et pendant qu'on jeûne, on délaisse des choses licites. Ton frigo, hein, tout ce qui est dedans, c'est à toi. Et tu t'interdis de le toucher de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ton épouse, ta nourriture à la maison, tout cela est interdit et haram d'y toucher. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc pendant le Ramadan, on nous apprend à résister à ce qui nous appartient, qui est licite. Et d'accord? On fait un travail sur nous pour résister à ce qui nous est licite. Le cheikh, c'est ce qu'il a fait. Au moment où il était dans son lieu d'exil, il subissait les brimades, les supplices du colonisateur. En plus de ça, il s'est engagé à se donner plus de choses difficiles, c'est d'abandonner tout ce que son âme charnelle aimait. Ce que je suis en train de vous dire là, je pense que vous ne l'avez jamais entendu. Et c'est très important de le savoir. Je suis dans un lieu d'exil. Je suis privé de tout. De ma famille, de mes disciples, de mes proches. Je suis isolé, je suis seul. Et en même temps, je subis des contraintes et des tortures. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'augmente la cadence. Je rajoute des choses que mon âme aime, je les délaisse. Pour accélérer la cadence spirituelle par amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et ces choses-là, lui-même, il s'est dit, c'est entre moi et Allah. Je le cache, ou je les cache. Il en a divulgué certaines dans Jaza'u Shakur al-Atouf fi Jawabi Abdul Latif. Il a divulgué 4 éléments sur les 33. Le reste, il a dit, c'est entre Dieu et moi. Il n'y a personne qui les saura jusqu'à la fin des temps. Il y a quelque chose qu'il a appelé ad-dama'ir. Amna lu sëñ bi tuddee ad-dama'ir. Ad-dama'ir boo ko gisee mooy li nga xamee ni nee na ku dul moom ak yàlla xamu ko. te ay mbir yu dagan la yoo xamee ni moom moo jaayanteeg bakkanam ngir bàyyi ko. te nee na mooy yi nga xamee ni bakkan da koo bëgg. nee na ma jaayanteeg sama boroom bàyyi ko. ngir lan? ngir gën a yokk sama cofeel ci yenentu bi alayhi salaatu wasalaam. ngir gën a dëgëral sama digganteeg sama boroom. ci jamono joo xamee ni dañ ko exilé di ko teg ay mettit. moom mu gën a teg boppam ay mettit. sur le plan spirituel. loolu sëñ bi mu koy def daf koo def dans le silence, dans la discrétion. looloo ko may mu wax ni ashkuruhu wa qaada lil abdala. abdala
du liñ ko yaakaar ni ay nit yàlla la ñu am daraja yu ñu tudde abdal déedéet du loolu abdal mooy yi mu bàyyi discrètement te kenn xamu ko mu jaayante ko digganteem ak boroomam la ko sunu boroom weccee jox ko yeneen xéewal yoo xamee ni xéewal yu tukkee ci sunu boroom la loolu mooy abdal mooy yu mu jaayantee lam bàyyi lañ ko ko wecceel jox ko ko ci ay may loolu moo tudd al abdal ashkuruhu wa qaada lil abdala kama kafaani al harba wal jidaala lu tax ma wax loolu pour ñu xam ni tout ce qui se fait dans le silence est voué à l'éternité lépp loo xamee danga koo def ci discrétion ki nga ko defal muy sunu boroom ah continue en français ou ki nga ko defal après je vais résumer d'accord ki nga ko defal jëf ji day nuroog moom te lépp loo def ci discrétion ak ci silence loolu luy sax la ba faw moo tax arab yi di wax ni ma kaana lillahi daama wattasal wa ma kaana li gayrillahi inqataa wanfasal lépp lu nit def ngir yàlla luy sax ba faw la moo tax boo xasee nekk murid rek bu la neexee mën ngaa am yaakaar mën ngaa wax alhamdulillah ndax boo xasee wax laa ilaha illa allah à partir du moment que tu dis laa ilaha illa allah tu finiras au paradis est-ce que loolu leer na à partir du moment que tu dis laa ilaha illa allah sache que tu finiras au paradis tu ne seras plus pérennisé en enfer mais tu peux avoir un passage en enfer. Quand tu dis la ilaha illallah, tu finiras au paradis, mais tu peux avoir un passage en enfer. Et si tu es mouride, ça veut dire quoi être mouride? Être mouride, c'est un choix qui n'est pas obligatoire. Et c'est le cas du soufisme de manière générale. C'est quoi être mouride? C'est de s'engager à faire des choses qui ne sont pas obligatoires. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est un hadith qudsi, ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Si tu veux être un musulman, tu fais ce qui est obligatoire. Et si tu veux acquérir l'amour d'Allah, il faut passer par les nafila. Lire des qasidas, c'est pas obligatoire, mais c'est des nafila. Avoir un wird, c'est pas obligatoire, c'est une nafila. Et donc c'est ça le soufisme, c'est ça le mouridisme. C'est de ne pas rester sur ce qui est obligatoire. Toi, tu veux plus. Je sais pas si je me fais comprendre. Être mouride, être dans le soufisme, mooy ki nga xamee ni dafa ni man yem ci farata yi doyuma dama bëgg plus moo tax ma engagé wu ni man saa yu ma xëyee dinaa def sama wird dinaa jàng nangami xasida dinaa def nangam ak nangam ak nangam loolu l'islam warlu la ko neew la c'est obligatoire mais yaa ko warlul sa bopp loolu moom mooy soufisme. Sinon am na ku mës a ñëw ci yenent bi ni ko nan lay mës ka mën nga ma
tegtal loo xam ne daf may yóbbu ci yàlla mu ne ko qul amantu billahi summa staqim neel gëm naa yàlla te jub taxaw ci yoonu jub yi loolu rek doy na ci ab jullit waaye nag boo nee murit nga nag mooy xamante da ngaa engagé wu ci loo xamee ni du obligatoire yow nag yaa ci engagé sa bopp léegi nag boo engagé woo ci loo xamee ni du farata c'est pas obligatoire dañuy am yaakaar ci yow ni ku yàlla sopp nga dañuy am yaakaar ci yow léegi nag bu yàlla defee nga am sëriñ bu mat sëriñ waxuma sëriñu yaa ma neex yoonu murit gi sëriñu yaa ma neex yi daf fee bëri ñu waxante dëgg rek ah beneen bi ci des mooy yaa doon sama sëriñu bàyyi kon yow yaay doon sama sëriñ sa sëriñu bàyyi du sa sëriñ fekk matul la matoon ngir sa sëriñu baay wa wajaba taatu man yaqfu rasul lu ca tegu wa wajaba taatu man yaqfu rasul min awliyaai diinillahi dil kamal man la yura minhum siwa al jamal kon lu am solo la mooy sëriñ bi ngay jébbalu mooy ki nga xamee dina la mën a wommat spirituellement moo tax sëñ Tuubaa wax ko ca xuqa yaraal xafaya bi ayni al qalbi zahiratan kama yushahidu ma taxtal akinnaati mooy koo xamee ni jarul nga koy wax sa mbir bu la ni jàkk xam li ne ci yow kon même bu fekkee am nga sëriñu aada war ngaa wut sëriñ boo xamee ni ca wet ga koo xamee ni dana la mën a yeggale ci sunu boroom ndax ci cheminement nga nekk waxuma ngeen bàyyi seen sëriñu aada yi waxuma ko de dañoon gàllaay ko wax waaye dama ni mënta ñàkk boo xasee nekk ci biir soufisme nekk ci biir yoonu murit soxla nga koo xamee ni dalay wommat sëriñ bi nee na ci Masaalikul Jinaan man adima cheykhan murshida fa cheykhuhu cheytaanu xaysu qasada boo xamee ni amul sëriñ bu koy gindi murshid nee na jàppal ni kon seytaane mooy sa sëriñ kon li am solo ci li mu laaj mooy ni jullit bi waxuma sax murit bi jullit bi dafa war a dunde yaakaar ak ragal moom la ñuy tudde alxawfu war raja sa dund yépp waroo toog benn waxtu woo xamee ni danga naan man su may faatu di dem ajjana yaakaar lool baaxul jullit bi dafa war a nekk ci diggante yaakaar ak ragal boo yaakaaree tuuti sa xel xaw a dal nga ne attention man kat yegg guma fenn soriwuma te kat am na yu ma jot a def yoo xam ne xaw ma sax ndax jéggal nañ ma ko xam naa yu baax yi ma def nag waaye tamit xam naa yeneen sofaan yu ma def ak yi ma def te yëg ko ak yi ma def te yëguma ko Seydina Aboubacar nee na Seydina Aboubacar laa wax de waxuma n'importe qui nee na sama tànku ndeyjoor bu duggoon biir àjjana te sama tànku càmmooñ fekk séegu ko nee na du ma am yaakaar est-ce que dégg ngeen wax jooju Seydina Aboubacar koo xam ne léppam da koo jox yonent bi alxuraan tagg ko ñu boole ko ci fukk yi nga xamee ni nee nañ àjjana lañ jëm nee na moom xelam dalul sama benn tànk bu duggoon àjjana beneen bi ñëwagul nee na du ma am yaakaar moo tax boroom xam-xam yi dëppoo nañu ni fenn kese la yaakaar war a ëppe ak ragal xam ngeen foofu fanaan
bu ma ci mën a dimbali foo xamee ni sa yaakaar boo fa yeggee moom yaakaar nga war a jiital nag ragal moom bàyyi ko sa ginnaaw ah jéggi siraat déedéet ah dégguma kuy waaj a génn àdduna boo feebaree ba nit ñi amatuñ ci yow benn yaakaar ñu xam ne ñoom ñi fi mu toll nii moom départ nga daanaka boobaa dañu ni jiitalal yaakaar ndax xadis ba dafa ni ana inda zanni abdi bi maa ngi ci njortu sama serviteur jullit bi njort bi mu am ci man njort bu mel noonu lay am ci moom comme yaa ngi jëm di war a dajaleeg sunu boroom danga war a am njort bu rafet ci moom ni dana la accueillir nam la war a accueillir kon defe naa ñu xool dafa mel ne ni tontu naa question bi fekkee ni sax xaabaama lu ma ci kon di leen sant bu baax di leen gërëm sëñ Diop daa mel ne ñii xañ nañ la li nga waroon a dégg waaye nag xam naa yaa ngi woon ci farata oui je peux te résumer oui c'est tout un musulman être musulman si tu veux être aimé par Dieu tu dois faire les choses surrogatoires oui c'est ça le soufisme il doit commencer par les choses obligatoires et puis aller tout doucement. Non, dès qu'il rentre dans l'islam, il est pour le moment musulman. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Après, il pourra faire un choix. Moi, je veux être mouride. Si je veux être mouride, je fais les choses obligatoires et puis je rajoute les choses, par exemple les recommandations que Serigne Touba nous recommande, lire ses qasidas, prendre le wird del Makhouz, commencer à faire des zikr, etc. Ça, c'est pas obligatoire. Tu peux être un beau musulman et tu fais pas tout ça. Et si tu veux être aimé par Dieu, ça, il faut passer par ce qui est surrogatoire, ce qui est nafila. Et c'est ça le soufisme. Le soufi, lui, il dit, moi, je ne me contente pas seulement de ce qui est obligatoire. Je veux avoir un wird quotidien. Je veux lire tous les jours tant de qasida. J'ai un programme spécial. Vous comprenez? Voilà, désolé. Volete la traduzione? Non so, perché vedo pochi italiani. Allora, non ho capito bene la domanda del fratello perché era in Wolof. Il professore dice che è una domanda pertinente che arriva da una persona che conosce bene la Mouridia. Non, la question, je n'ai pas bien compris parce que c'était en Wolof, mais... Le caratteristiche. Je pense que je l'ai déjà expliqué. Li obligatoire ci jullit bi moom lay laaj ana lan mooy li farata ci jullit bi ak li farata ci murit bi. Li farata ci jullit bi mooy li ñu xam ñun ñëpp mooy julli juróom weer woor koor natt asaka boo ko amee dem aji màkka yooyu mooy li nga xamee ni jullit bi mënu koo ñàkk def ko loolu mooy li ñuy tuddee les piliers les 5 piliers de l'islam. Léegi nag yow ba nga nee murit nga nag yow yaa tànn ni man lii Sëriñ Tuubaa woote man dama cee bëgg dugg def ci loo xamee ni maa ci engagé sama bopp loolu mooy lan loolu moom mooy bi ci njëkk mooy nga am sëriñ ñaareel bi mooy nga jël wird bi ñu ci bëri ci yoon wi dañuy wax ni c'est pas obligatoire mais dans le soufisme ku xam soufisme dëggantaan
xam ni wird moo yore soufisme léegi nag wird boobu mën na nekk wirdul maxuus mën na nekk tamit sa xasida boo xam yaa ko tànnal sa bopp maanaam farataal ko sa bopp di ko jàng waaye ci yoonu murit man gisuma fu ñu bind wax ni jël wird wi c'est obligatoire dégg ngeen jël wird bi c'est obligatoire waaye nag jël ko moo gën ndax loolu mooy engagement bi et puis loolu mooy jagle sëriñ bi parce que nee na ci wird bi defal nañ ko ci loo xamee ni secret yi daje woon ci tariqa yépp sunu borom defal na ko ko ci biir wirdul maxuus ba pare dolli ci moom la sëñ Bachiru Bàkke wax ca benn xasida ni fa jamaa al kulla wa zaada wartaqa ne dafa dajale secret yépp ba pare dolli ci moo tax mu gën a kawee ci wirdu yi kon wirdu am solo la woo xamee ni kuy murit war nga koo mën a war nga koo faggu maanaam di ko jëfandikoo leen li ci des mooy xasida yi maanaam moyen d'éducation la maanaam ay yoon la yu ñu war a mën a jaar pour mën a sellal suñu bakkan yoon la wu ñu mën a jaar aussi pour gën a jege suñu boroom ndax sëñ bi ci boppam ci la jaar tawaytu tariqa al qawmi waqta imtidaaxihi wali qad qada al xaajati bi rawdi wal basti donc nee na bi may romb góor yàlla yi dem nee na maa ngi leen rombe ci tagg yenent bi loolu mu doon tagg yenent bi ba romb gaa yu baax yi loolu la ñu bàyyil comme héritage kon ku bëgg a romb gaa yu baax yi ku bëgg a cheminer jëm ci suñu borom bàyyil nañu fi ay outils yoo xamee ne yu am solo la loo xamee ne bu ñu ko sellalee wallahi al azim bu ñu ko sellalee jàngum xasiida ni mu fooree bu ñu ko xamoon bu ñu koy jàng dañ koy sellal te boo ko sellalee jàng ko ni mu war a jànge da nga gis résultat bi ci lu gën a gaaw am na ko wadee fii sànq fekk booba ñu am kuñ doon tudd ni dafa feebar mu ni dafa feebar dem jëndi médicament gént gis ñu ni ko demal jàngi Matlabul Chifa yi moom mooy sa médicament bi lay faj saafara bee nga jënd ci pharmacie bi du mooy bi lay faj te man gëm naa ko ndax boo jàngee li sëñ bi wax ci Matlabul Chifa yi da nga dégg arab da nga xam ne lu mënta saafara amut hamdan li munzili dana wa daai wa munzili shifai wa dawaai man amara al ibada bi duaa liyadfau bihi an il balai summa ala man xaysu massa za marad yabrau bil butin wa faaza bil garad muhammadin tabibin al hakim yi soogay ñëw kon loolu boo ko xoolee da ngay xam ni pharmacie bu mat pharmacie la waaw defe naa sa laaj bi defe naa waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di sant bu baax a baax sëñ Galaay di xam-xam bu sell bi ak leeral yu am solo yi mu fi leeral xam naa ñu bëgg cee teg benn laaj rek tofal ci laaju sëriñ Saam bi ndax dafa mel ne laaj soo tontoo day indi beneen laaj. yaa ngi digga kon sëñ Galaay laaj bi may laaj daanaka day dugg rek ci laaju sëñ Saam bi ndax dafa mel ne laaj doon tontoo day indi beneen laaj may laaj maanaa al farq murit lan mooy murit kon ak saalik soobu ak lan mooy al muridul saadiq ak man araada an yaxrifa anna sayqahu sayqun am huwa almudaahi laysa bi sayqin kayfa yaxrifahu yaxrifa anna sayqahu sayqun am la laysa bi waaw kayfa yaxrif loolu mooy laaj bi xam ne si mooy waaw laaj bu am solo la xam naa ab ustaas mooy laaj xam nga seeni laaj day jafe waaw xam naa fi mujjee rek lay tàmbalee
mooy nan ngay xamee ni sa sëriñ bi mat na sëriñ. xam nga sëñ Tuubaa dafa bind ni waxtabiri rijal qabla soxba maanaam sëriñ du ni ma ko waxee sànq mooy yaa ma neex. Je vais parler en français, hein. D'accord? Alice, je vais parler en français maintenant. Donc, c'est une question, comment on peut savoir que le cheikh, mon cheikh, il est apte, il est compétent à me conduire vers Dieu ou pas? Est-ce qu'il a les aptitudes et la compétence spirituelle pour me guider? D'accord? Alors, Serigne Touba, dans ses écrits, il a dit, il faut examiner le cheikh avant de le prendre comme guide. Il faut l'examiner. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous allez me dire, mais comment je vais l'examiner? Comment? Moi, je dis souvent, tout cela dépend de ton engagement et de ta sincérité à trouver un cheikh parfait. Le Coran dit Aman yujibul muttar iza da'a. Lorsque tu es en quête de spiritualité et que tu arrives à un état de nécessité, comme dit un adage chrétien, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Hein? Vous avez noté ça? Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Chercher un cheikh parfait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, soit toi dans un état de nécessité à la recherche de ce cheikh, et Dieu, il va te le montrer. Quand le disciple est prêt, hein, le maître apparaît. Tout dépend de ta détermination et de ton envie de rencontrer ce cheikh. Et Cheikh Ibrahim Fall, Babul Mouridine, nous suffit comme exemple. Cheikh Ibrahim Fall nous suffit comme exemple. Nee na ki muy wër bu demoon ba gis bàmmeelam sax dana fa taxaw ba am li mu bëgg. te bu fekkee ni jant wi ak weer wi moo ko tiimoon comme ni mu ko waxee loolu mooy maanaam su ma yeggul damay faatu. dafa yegg ci état de nécessité, dafa yegg ci état ittiraar, xiif gi mu xiif ak mar gi mu mar am na fu muy yegg noo mën a def suñu borom won la yoon. mais bu fekkee da nga toog rek naan damaa soxla sëriñ, damaa war a yegg ci yàlla, damaa war a nangam te sa envie yeggagul foofu, yaakaaru ba nga teel ko gis. il faut que mu dem ba nga xamee ni ngay xiifee gisoo ñam nga di ko wër ba yàlla yemale la ci xiif googu ngay xiif di wër ba yem ci xiif gu mel noonu nga war a xiif spirituellement. oui ok d'accord xam naa li ci des kon dañ koy leb rek ci laaj bi. waaw incha allah parce que hôtel bi ma war a dem dañuy wax ni minuit la ñuy tëj. déjà il est 23 heures. voilà, donc tu peux répondre à la question. Merci professeur. Sì. Allora velocemente la domanda è: come posso sapere che il mio sheikh è competente? Diciamo che non è quello l'importante, nel senso che Serigne Touba nei suoi scritti ha detto di esaminare bene il proprio sheikh. Come? Tutto dipende dal tuo impegno.
e sincerità a trovare uno sheikh perfetto. Il Corano dice, mentre sei alla ricerca quando sei pronto, diciamo, questo è un detto cristiano, quando sei pronto, quando il discepolo è pronto, il maestro appare. Quindi la cosa importante non è trovare uno sheikh perfetto, la cosa importante sei tu nello stato di ricerca e in quel momento Dio ti aiuta, quindi tutto dipende dal tuo impegno e Sheikh Ibrahim Afal ci basta come esempio. Questo è professeur. Bon, merci beaucoup. xam naa beneen yoon rek incha allah sëñ Bay dafa mel ne question yi moom doyul waaye beneen yoon rek incha allah ah. naa ku si am laaj mën na koo bind ndax koo bëgg fàll wala mu jox ma ko comme professeur mi ngi fi bu subaa incha allah dana mën a wéyee laaj yi bu soob yàlla ku si dem ba sa kër bu la neexee mën ngaa bind laaj yónnee ma ko waaye xam naa comme waxtu wi xaabaabal nañ 11h la programme bi waroon yem ñu ngi tuub bu baax tey jégalu dañ fay am suñu benn fratello boo xam waa Bénin la muy Abdourachach mi nga xam ne béninois la e grazie mille fratello per la tua presenza qui e inshallah vieni qua che ti daremo due parole dopo daremo parole alla delegazione di Serigne Hassan Salam che fanno la chiusura inshallah e fratello moom jàngalekatu alxuraan la e insegna il Corano ogni sabato e domenica a Brescia. Tanti li conoscono anche la grande moschea di Brescia. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا آمين. Prima di tutto non lo so dove che posso cominciare, su quale lingua posso iniziare. C'è la lingua francese, c'è la lingua araba, c'è la lingua italiana. È una serata etnica, è una serata dell'educazione. Il tema di questa serata è un tema che fa piangere. Però innanzitutto al fadlu del ulama. Per quelli, quando sono entrato, ho guardato la seduta e fa salutare il nostro professore. أرحب بكم تحية أهل الجنة. لأجل هذا أرحب بكم أيضا بتحية أهل الجنة. سلام الله عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Questo è per il nostro professore, perché إذا كان عندك العقل وسمعت قول العلماء تدرس كثير. نحن تلميذ. Noi siamo studenti, però se non vengo stasera mi mancherà tante ricompense da Dio, perché questo lavoro che sta facendo il nostro Sheikh è troppo. Però tanti di noi non lo sappiamo il valore di quello che stanno facendo. All'inizio, quando mi hanno chiamato, abbiamo fatto qualche uscita di quella che Dio ha detto: ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati bil hasana. Indahu hadha al kalam. Questo versetto del Corano ce l'ha. Io non dirò di più questo. E questo ti porterà in paradiso. E di più di quella che si è chiuso
oppure che si fa la ilaha illallah, oppure che sta facendo un'altra cosa. Ognuno nella vita abbiamo missione diversa. La tua missione mi piace molto. Excusez-moi, hein, parce que j'ai voulu m'expliquer à ce que ça ne soit pas une autre tradition. Je veux que vous compreniez de ce que je suis en train de dire. Que notre cheikh a une mission ou laquelle cette mission est pour nous tous sur terre. Parce que le prophète nous a dit Ballighu anni walau kana aya. Pour nous tous. Mais il le fait seul. C'est peu de gens qui comprennent tout ce qu'il fait. Si ce n'est pas que le temps tire vers la fin, j'aimerais expliquer un peu de ce qu'il a fait. Je devais être ici avec l'imam central de Brescia, Cheikh Amin. Mais, vu des occupations, Inch'Allah, je ferai tout possible l'année prochaine, ou bien prochainement, Inch'Allah, Cheikh Amin sera ici avec vous. Par la grâce de Dieu, je ne serai pas trop longtemps. Je ferai la prière pour nos sœurs qui sont en train de se battre pour la religion. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أخانا اللهم انصر أخانا اللهم انصر جميع إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax te di leen di siyaare di santaat bu baax a baax ci am solo bis bi yaakaar naa ne ñun ñëpp li nga xam ne si sëñ Galaay wax na ko fi ñun ñëpp war nañ koo dégg bu baax te jëm koo jëfe ni ko suñ mbokk mi waxee rek ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxe woon baalixoo ani walaw kaana bi aaya jot li nag message yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am ci jàngale waaye dafa am tamit ci jukko ci melo ci muamala ba suñ mbokk yi xam ne si ñoom ñoo nekk ay ansaar mel na doon war a nekk jënn jëmm ñoom ñu nekk tànk càmmoo ñu nekk tànku ndeyjoor loolu mooy tax dox bi mën a gaaw mooy taxit fi ñu bëgg a àgg dëgg-dëgg ñu àgg fa ñu war leen a jàppale ci gépp fànn comme ni ko sëñ Modou mais waxe léegi sànq sëñ Modou Tall ñun war a jàppale leen suñ xool yaakaar naa ne mbooleem fi nga xam ne si yow dañuy magi ko suñu yëpp nekk na fa na leen a jàppale ba xam ne si ndax dëgg liggéey lislaam yaakaar naa ne mooy jàpp ci ansaar yi waaye dëgg liggéey suñu Tuubaa te mooy liggéey ci ansaar yi ginnaaw loolu nag ñoo ngi jàll tamit benn message boo xam ne si muy màggalug Seydina Asan Salaam yi nga xam ne si war nañ koo amal fële ca Noara la 4 avril Seydina Asan Salaam bi nga xam ne si mooy Seydina Asan Salaam bu njaareem Seydou Ahlul Kasfi doom tam mooy taxawee bis boobu di Serigne Moussa Salaam ak Serigne Ousseynou Salaam ñooñu ci woo mbokk yëpp ñu bëgg itam ñëpp ku ko man nga mën faa teewe mu doon la 4 avril loolu rek moom bëggoon na jàllale waale tamit ci waxtaan jërëjëf si waaw xam naa balaa ñuy tëj rek bëggoon naa sant soxna Maam Jaara mi wax dëgg yàlla taxawaayam ci daayira bi taxawaay bu am solo la ñu may ak dégloo tuuti rek bismillah soxna Maam Jaara saa yu ma séenee sëñ Mbay sëñ Bëgg Fàllu sëñ Mut Njaay
waa daayira bi ñëpp ñi ci yëngutu rek dama koy gis ci wet gi saa su ne nag saa su ne moo tax ma ni woon naa ko jagleel nuyoo wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax yow ak ñaari soxna yi nga àndal te ñaari jànq yi ak soxna Fall ah soxna Ami Sey soxna Ami Sey Sey la de Seydi waaw soxna Ami Seydi moom tamit ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di nuyu aussi sama wóllëre bu yàgg sëñ Mbàkke Njaay ñu ngi lay nuyu bu baax waaw di la ziyaare bu baax a baax a baax waaw man xam naa fi may tëje rek mooy ni mu leen ko waxee sànq mooy daayira ansaar du noonu dama bëgg li may wax nii vraiment ñu bàyyi ci xel daayira ansaar du noonu daayira ansaar dafa am fu mu leen féete boo xamee ni waa daayira bi yépp ñoo waroon xëy suba ngoon di ko def ñoom ñu jël loola maanaam di leen ko defal kon ñooñu dañ leen war a sant gërëm leen ndax jàpp naa ne murid bu ci nekk bu sañoon saa su ne dana am ay tubaab yu dugg ci yoon wi dana am ñeneen ñu dul ay tubaab du dugg ci yoon bi comme ñoom engagé wu nañu nekk ci loola di ci yëngatu nañ leen ci jàppale nañ leen ci jàppale te jàppale bi mi ngi tàmbalee ci kenn ku ci nekk di waxtaan ak sa moroom ku gis li fi xew sànq gis tuut tànk yi sa yaram bu dawul damay wax ni deret nekku ci ku gis liñ fi wone njaboot yu tasaaroo mu leer na ni sunu responsabilité la ñoom ñu fexe ba famille bu ci nekk ak foo mën a nekk ci dëkk boo mën a nekk ci dëkk bi nañu fexe ba dem ba luqati la indi la loolu liggéey la de sëriñ bi loolu am na ñu ci bari amuñu jot bi wuti xaalis leen ko gënal ñoom ñi koy def nag te bu fekkoon ni dañ leen cay fay waaye ñoom ñoo jël seen alal ak seen waxtu di ko ci def laajuñu kenn dara man bi ma gisee loolu la engagé wu ak ñoom yàlla xam na ni jamono jii may wax ak yéen waruma woon fekk ci Europe waaye dama annulé samay voyage ngir mën a fekke bis bi ndax bisub lislaam la bis la bi gën a rëy ci yoonu murit bu ñuy def ci Europe donte teewaay bi ak ni mu waroon a kawee yeggu fa waaye lu sell moo mel noonu lu sell moo mel noonu boo nekkee ci dëgg nekk ci lu baax pour mu xumb day jafe kon sëñ Mbay yow ak ñi nga àndal même bu ngeen wéetee xam leen ni wéetu leen même bu ngeen wéetee xam leen ni wéetu leen ndax bada al islaamu gariban wa sa yaudu gariban fa tuuba lil xuraba yonent bi nee na lislaam mi ngi tàmbalee ci ab pantare waaye ci ab pantare lay mujj kon nag tuuba lil xuraba tuuba mooy texe kon texe ñeel na wooy pantare yee kon bu leen sax sàkku bari donte moo ñu gënal waaye nag nañ gëm wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa tuuba lil xuraba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ am Gueye yaakaar naa ñëpp xam nañ ko Milan jamono sëñ Saliou neen takk nañ 60 millions CFA jébbal ko sëñ Saliou isaan dënn ba ak mun a am na solo la waaye am na lu ko gën ngeen fexe ba waa réew ma kenn rek tuub ci sëñ Saliou loolu wax am Gueye Milan mi ngi may dégg te moo ko wax ma dégg kon nañ góorgóorlu ci ansaar jàpp ci te xam ne nekkuñ ci ngir puukare dañ cee nekk ci ñenn ñi waaye ni ci kër sëñ Tuubaa jàpp nii ci Brescia jàppee tey ñu koy rafetlu ni ci kër sëñ Tuubaa yëpp ndax ñoom màggal koy kër sëñ Tuubaa ñoom ñoo ko war a organiser te nañ fexe nag ba section bu nañ ña fa nekk ci tubaab ñu saytu leen booy loon ci bureau yi bu ko defee ñoom am nañ seen droit yoo xam ne nii mën nañ koo exercer te duñ ci am benn problème
maa ngi jégg lu baax jazakumullahu xayran. waaw moom kay Brescia moom noo sant na leen bu baax a baax ndax ma soxla fee màggalaat fi tey waaye nag sant na leen bu baax a baax ci kaw ba ci suuf yàlla nañ fekkee ni ay déwén suñ Tuubaa nangu ñu ci bàkk seen Tuubaa. ñu ñaan. kon ñu jox sëñ Sam rek mu defal ñu ñaan ñu daal di yëkkati jotaay bi bismillah. bismillah barkaram Tuubaa ya rahmaan ya rahim li rabbin karimin la sharika lahu wa ilahi la si yamat wa ligim latin xaytuhu yàlla fay si barkeb sëñ Tuubaa ba déwén ak jàmm rek yàlla bu kenn manqué si barkeb Daaru Salaam. waaw lii daayira bee koy jël kon de professeur xam naa mu ne téere yi ñu fexe maanaam